asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki àdduna asalaamaaleykum mbokki diaspora bi ginnaaw bañ leen nuyoo ku si nekk sa tur ak sa sant tey ñu ngi leen di dalalaat encore une fois si seen site préféré inforewmi.com tey nag comme ni ñu koy defee saa su ne si seen émission People ñu fas yéene dalal ndaanaan bu mag ndaanaan boo xamante ni ji kenn dutu ko présenté au niveau national et même au niveau international di jaajëfal bu baax a baax sama équipe bi ma àndal di Ibrahima Bari ci caméra bi ak sama réalisatrice bi nga xam ne mooy Penda Narguey ñoom ñëpp ak Babacar Ndiaye Soda ñoom Fall Ndiaga ñoom Cheikh Diop Acham ñëpp ba ci gala ñoom toute l'équipe ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier ci li nga xam ne rek mooy attachement bi ak li nga xam ne ñu ngi ciy bokk di fexe rek affaire bi gën a jëm kanam nu mu gën a rafete ñu leen remercier ci complicité bi nga xam ni moom la ñu am par rapport ak li ñuy def muy ci émission bi nga xam ne mooy People tey nag dañu dajal comme ni ma leen ko waxee rek dalal nañ ndaanaan boo xamante ni ndaanaan la ci biir ndaanaan yi mais particularité am nekk na loo xamante ni ji tamit lu am solo la parce que dafay yëngu ci beneen mode musical boo xamante ni ji c'est un peu particulier mu nekk loo xamante ni ji lu jëm ci wàllu musique naam loolu la mais nag dafa nekk ci musique boo xamante ni ji la culture mandingue et purement mandingue kooku mooy kan Djiby Dramé moom la ñu fas yéene dalal tey ci seen site préféré inforewmi.com kon nag waa diaspora bi waa Sénégal waa àdduna yéen ñu ñuy suivre ci seen site préféré am ngeen gan te tey la tey kon Djiby dañ lay jox kàddu gi nga nuyoog askan wi lay seetaan diaspora bi ak Sénégal àdduna bi yëpp. asalaamaaleykum ginnaaw bu ma sant yàlla julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dama sant sama ñaari waajur di nuyu waa Afrique yëpp di nuyu waa diaspora bi yëpp di nuyu waa info yéen mii di déplacé wu tey yow seet si ma di nuyu képp ku ñuy seetaan di nuyu nag sama askan bu ma bokk mooy Soninké ak Bambara di nuyu nag samay soppe ñu may béggee ñi xam ne dañuy sonn si Djiby Dramé nuyu naa leen ñoom ñëpp di kontaan si ñoom di béggee. waaw gannaaw nuyoo bi Djiby takkal sa fit te xam ni tey moom fii la mooy site Inforewmi fii la lépp leere kon nag ci loolu rek ñu fas yéene xuus ci laajte rek bi ñuy dooree mooy cosaani Djiby Dramé nga wax ñi nga xam ni donte am nañu la xam mais am nañu la xamul wala des nañ la xam bu baax nga wax cosaani Djiby Dramé ak fu mu jógee ak lan moo ko dugal ci way est-ce que dafa war a way wala warul way. macha allah laaj nga ma léegi la musique mandingue dinaa si xuus jàll tuuti ndax Djiby Dramé si wàllum ay aada ak cosaan lay dox ak lu ma doon mooy mandingue pur et dur sama papa Soninké la sama yaa mooy Bambara di Xaasunké du Maninké soo waxee loolu nag lépp si am xëy soo ko tënkee loolu moo tudd mandé mandé na dafa vas soo nekk mandé Soudan laal na ko Côte d'Ivoire laal na ko Niger laal na ko Guinée laal na ko Gambie laal na ko sous-région yëpp nga gis ni laal na ko kon nag la musique mandingue est polyvalent foo dem rek am nañu ko dégg tey soo xoolee tey foo mënta nekk rek nga am sonorité musique mandingue rek soo taxaw rek ñu ne na kii de du musique tey musique démb la kon nag maa ngi si sant yàlla bu baax boo xam ne Djiby Dramé sama d'origine mandingue la sama maamati maam yi Mali la ñu jógee ñëw toog Sénégal diggante Bundu ak Gadiaga ak Xeere ak Gidimaxa ak Fouta loolu lu ma lim ñoom yëpp man am naa fa si wàll kon nag fu ma mënta taxaw rek su ma nee man setu diw laa wala doomu diw laa dañuy xam ne kii du bien d'arriver daf siy bokk di sant yàlla nag wax naa ko sànq askan bu ma bokk mooy damaa fekk sama yaay di nekk ndaanaan sama papa nekk ndaanaan ñëpp xamee leen ñëpp ràññee leen olof Njaay nee na nga doon sa ndey nga doon sa ndey nga doon sa baay soo magee nga ñetteel leen loolu moo ma dal man. kon ci loolu Djiby comme ni nga ko waxee rek li olof Njaay di wax lu juddoo ci tàgg bu naawul jaaxi bokk ya mu mel ni yow li ngay def nii da nga ko donn ñu bëgg a xam sa ñaari waajur yooyu
donte ñun am na lu ñu ci xam mais ñi ñuy seetaan am na ñoo xam ne umpale nañ loolu sa papa da doon jouer benn instrument loolu am na lu ma ci xam sa yaay tamit nit dafa nekkoon koo xamante ni peut-être da doon dem ci cérémonie yeeg yooyu léegi mën nga ñu fàttali loolu tuuti ci liñ ci jot a dundoon. xam nga man maa ngi juddoo dëkk bi ñu naan Koussanar 42 kilomètres de Tambacounda lu ma waxoon rek souvent dama ne man damay si sant yàlla parce que man askan bu ma juddoo dama fekk lépp présenté mi xalam mi koora mi balafon mi jëmbe instrument traditionnel mandeng boo loo gis rek mu woon sama kër maam sama maam ñoom xamuñu dara lu dem tàgg seen géer yi suba suñu xëyee di dem gërëm seen géer yi leen taral suñu ànd sama maam nag man maay premier sëtam bu góor man dafa ma doon boot yàq ma lool fu mu mun dem rek day ànd ak man mais sama maam lu mu woy si bëccëg rek man guddi gi man naa ko woy. sa maam bu jigéen. sa maam bu jigéen lu mu woy si bëccëg rek guddi gi naa ko woy ba à la fin benn bés su doog a clair lune bi su génnee nii su xale yi di foowee rek su déggee sama yuuxu de day ñëw su ma ñëwee wax naa nga bàyyi wax bi woy bii lii moo la mag lii du sa âge xam nga xale soo nekkee xale da ngay capté man si loolu laa commencé. ba yàlla def na nag ndeysaan ñi xam ne maam su yaree am sët da koy yàq ñu yóbbu ma sama kër turandoo Tambacounda bi ma yóbbee Tambacounda ma fekk sama turandoo nekk directeur école mu nekk intellectuel xamul dara lu dul jàng ba pare moom xamul dara lu dul éducation de base si xale mais rythme bu ma jël sama kër maam loolu maa ngi koy adapté sama biir mémoire saa xale yi suñu jàngee école nii man maa ngi jàng sama école nii man maa ngi commencé di wéy dañuy jékki-jékki rek silence su amee rek nga dégg sama voix si kaw ñu ne kii chante en classe ñu ne Djiby Dramé def nañ ma froncon def nañ ma dans la main def nañ ma tànd parakat def nañ ma pompe lu nekk sant yàlla nag ba see benn moment boo xam ne chaque année chaque fin d'année dañuy def compétition pour les écoles yi pour affaire théâtrale yooyu man bu ñu ñëwee sama école sama classe di éditionné man maa njëkk yëkki sama loxo ñëpp xam nañu ma man foofu noonu moom man maa si jël paie bu ma ñëwee mu ne ma monsieur ñu ne ma astafurlaay madame ne Djiby Dramé te ma ñëw rek ma kii ñu ne ma woy bu ma woyee nag ñu ne ma yokkee moom taxawal fii yokkee moom jël nañ la ba pare nii laa defee man sama école lañ ma njëkk xàmmee école bu naa ma jàlloo Tambacounda ñi xàmmee ma ñi ràññee ma lool foo gis rek ñu ne Djiby Dramé mais nag si loolu yëpp je suis toujours nulard dans mon école parce que d'abord sama morom yi sama rakk yi suñu ñëwee dañuy jàll rek ñu bàyyi benn classe yàlla def na te law la cat ba macha allah ba ma toll si benn moment boo xam ne mënutuma ma ne ko carrément je ne peux plus foofu laa ñu wax ko sama turando nee na ma kon dentu nag munoo loo bëgg rek ma ne ko man daal woy rek léegi nañ la ñu ma indee Ndakaaru nag ba ñëwee Ndakaaru nag ma def ko conservatoire. loolu ban année la ak ban classe la woon. waaw ba ma ñëwee nekk en 92 laa ñëw Dakar fii ñu ma sama. jàng ba ban classe. dëggul ma la wax j'ai fait 3 fois CM1 3 fois CM2 loolu amul sax lu mu si ruus. foofu daal man dama remarqué ni artistes yëpp classe nat moom la ñuy classe de nandite. non classe de nandite sax man sax bos dafa pur mais nag 3 fois CM1 3 fois CM2 ku def xam nga def nga si. non du dib yow non yow da ngaa jàll yow da ngaa passé da nga am diplôme. ma am diplôme lool si redouble si double classe yi rek. léegi nag bu ma ñëwee sama yaay tamit au lieu moom xamul sama jikko sama yaay yaruma xamul nag su waree woykat laa war ma woykat sama yaay dafa foog ne daal man damaa bañ jàng. ñoom ñu ngi Dakar. sama yaay jël natt am rek yóbbu ma directement xam nga ku jógee di sam dëgg da nga koy yóbbu 6e. dama fayat Madje Sall ñu gis benn frère am Kamfori Fofana mu ne ko dama bëgg Djiby nga yóbbul ma ko Madje muy continuer jàng mu jël nattam fay presque 6 mois xaw ma 7 mois. Madje Sall bi nekk HLM. ba ma ñëwee man diggante histoire la ak géographie la ne ko léegi ngay bëgg yóbbu mathématique ak histoire ak yooyu xam nga da nga solal nit ki. daal 2 mois laa def 3e mois ma ne ko Kamfori man ko je ne peux plus mu ne ma munoo lan moo ko sama yaay xam lu mu def dem police HLM dem nag yuuxu nag ñu ne ma la mère ñu ne sama doom bi fi day jël drogue day jël pion day jël yamba
léegi ñooñu ñoom comme sama yaay geste bu mu def xam nga kër ngéwél def geste yooyu rek ñooñu ne ma ah xëy na ko doom bi sonal na ko police bi dóor ma yàq sama yaram yëpp mais benn policier ngi foofu mu ne ma dama bëgg nga ubbi sa gémmiñ mu ubbi sama gémmiñ ma ubbee sama gémmiñ mu xool sama weex ba ñuy weex tàll mu ne ko mais yow mère nga baal ma de kuy jël yamba wala kuy jël yenn excitant yi bëñam yi day changé kii lamiñam dafa weex tàll bëñam yi weex tàll mu ne ko wooy dafa bañ a jàng mu ne ko mais mère nga wax ñu ba dafa bañ a jàng rek mais mu ñu ko ni ñu dóor xale bi nii bi lay kooku toog la ma fu tëdd ma jooy boo sonn sama yaay ne ma bañu ma ko sama taaw la moom laa yaakaar ah ma xool si réaction mère bi xam ne bëgg na man ma avancer si jàng mais munuma yàlla def na ndeysaan policier bi laaj ma ne ko man daal franchement lu muy wax yëpp xëy na dafa bëgg rek ma jàng moo tax ma puni ma mais du cooberam lii muy def ni bëggu ko ma ne ko mais musuma jël cigarette sax musuma ko fumer mu ne man ko gis naa ko sa gémmiñ ma ne ko loo bëgg yow ma ne ko man damaa bëgg a wëy mu ne ko mu woo sama yaay convoqué sama yaay mu ne ko mère mu ne ko ku amul lii rek nga am leneen donte lii la bëgg jox ko sansam mu ne la laa ko joxee sansam morom yëpp mi ngi jàng ñi ngi avancé mu ne ko jox ko sansam mu ne ko y a pas de sous-métier dans la vie lépp liggéey boo gis rek yàlla dina si ma def ndam sama yaay ne loo bëgg man ko man dama bëgg nga yóbbu ma école des arts sama yaay ne ma xool nii la ma sànnee xaalis bi demal ko instruire sama yoon nekku si yow loolu laa inscrit dem école des arts sama yaay fu muy xam ne man woykat laa benn bés da doon def benn ngénte mun na ma ñëw suba teel ma ñëw da doon togg foofu pour indi laax bi indi ko xale yi le matin ma dem fu muy toog fu muy def ngénte gi bu ma ñëw rek mu ngi commencé day wat xale bi suñu aada bambara yi bu muy woy rek ma ne ko yaay du nii de mu ne man lépp lu ma def ngéwél ma dundal la si ngéwél ba nga toll mel ni nga ne du nii léegi yow waxal lan la foofu laa yuuxoo bu ma woyee nag c'est que gis nga histoire bi du dinaa ne tey am ngeen sens yéen waa info réew waa info réew mi parce que lii du chaque jour sax laa ko expliqué mais lii dinaa ne fu mu ne am ngeen lu réussi ji bi dara tey parce que sama jaar-jaar dëgg laa ne wax nii bu ma yuuxoo sama loxo fees dell xaalis jaaraatal foofu ba ma ñëwee sama yaay fekk daf ma ne kaa jël fekk ma bërëb sàngam parce que da doon togg xew boobu pour mu yóbbu jël laax indi ko xale yi bu ma ñëwee ma fekk xale bi ñu ngi koy wat sama yaay di wëy sama bi mu wëyee ma ne ko yaay du nii de sama yaay ne ma jur la ba nga toll mel ni dundal la si xaasi ngéwél yow lu may wëyee yaa ma ko jàngal léegi wëyal ma wëy yëkkati waay bi parce que day am sens parce que sa mbokk yi ñu ngi lay déglu man ko bi yoo bi xadile nafa bi ñoxo mansiya maburama konate alama bi ñoxonda ñoo defo moxo mana ke ñawo ñama duniya tegela beni la lu biyo bi xadile nafa alama bi ñoo falanda loolu way xaas sunkee la ma woy bi sama yaay nee na ma sama loxo fees dell xaalis ma def solo yi neex sama loxo ma jox ko sama yaay léegi nag ma yeneen woy aussi di ko mélanger léegi nag diggante midi une heure xam xale bi jigéen day yem solo mu ne yaay booy mu ne ma sa doom bi mu ne ko doo ko woo funte ne mu ñëw dugal ma ñëw doon sama yaay ne ma mais dem na école fekk maa ngi doon école des arts ma ñëw mu woote kër ga fi juste ma wàcc mu ne wax la ji bi mu ñëw léegi ma ñëwaat mu ne ko yaay lan la mbaa jàmm la mu ne ma xale bi jigéen mi ngi jógee salon kaay dugal ko mu ne ko ah yaay man maa ne dema mu ne ko dama ne nga dugal ko sama biir sama loxo sama fees xaalis jour boobu macha allah sama yaay nu ma doon gañe yëpp man maa ko doon gañe mais lu ma yor rek jox naa ko maire bi moo ko joxee sama première am si ngéwél man danaa ne sant yàlla dañu ne xaas ngéwél du barke façon de faire la dama ko bëgg a wax sama naataangoo géwél yi wala sama artistes yi am lépp lekk lépp riba la
soo amee si géew balaa ngay def naka sudul noonu tabaarkalla macha allah génneel loo xam ne fu mu toll nii bët yi ñu ngi koy gis joxeel restant boobu fu mu toll nii yàlla si def barke. ñu bari ñu xaas géwél fu mu toll loo ko amee day naaw man ko non man dem si sant yàlla ndax na man xaas géwél man dem naa si aj naa si màkk yóbbu naa sama yaay macha allah bii ci laay macha allah am naa fu may suturaloo mooy fu may tëdd macha allah sant yàlla kon nag façon de faire la yàlla def na man sama premier am si giiw sama yàllaa ko jox ñaan boobu macha allah bu demee ne ba léegi su ma ko amee tamit suba tamit su ma amee ñett ba ñeent dinaa ne ñaari sama yaay la benn mi jox ko njaboot bi ñaari ma denc ko parce que suba kenn xamul fu mu toll nii gaa ban surprise moo lay bett sama secret baa ngi nii. Parole de Djiby Dramé kon nag à vous les autres artistes surtout la nouvelle génération dégg ngeen message bi mu joxe nee na dañuy faral di wax ni alalu ngéwël barkeelul mais dafa am noo koy dundee. mooy loo si am bu dee 5000 francs ci takk maanaam ci leeral na nga jël 2500 yi nga joxe ko sa waajur li ci des nga jox ko ñi nga àndal li ci des nga téye ko boo ko defee rek nee na di nga dem ci kanam kon nag gars yi ngeen bàyyi ci xel jël lépp moom lépp dañu lu ñëpp bokk boo ko defee lu ne kenn gàtt xel foofu la yem foofu la commencé voilà kon ba tey Djiby ñu xuus ci li nga xam ne rek mooy laaj yi d'après bi nga expliquer sa jaar-jaar ba dem conservatoire école des beaux-arts je crois après bon kañ nga génn foofu ba ma génnee conservatoire ma ñëw moom contrat Sorano mais ma ñëwee contrat Sorano sama papa fekk mu ngi Paris. formation bi ñaata année nga def. def naa 3 ans. 3 ans de formation def naa 3 ans de formation te foofu sax laa gën a inspiré wu parce que man amoon na temps foofu ne voix mince laa yoroon mais conservatoire la ñu toj sama voix ñu def ma voix rox ñu ne li may waxee naa wëyee noonu mu méttoon lool ndax tàmboo su ma wëyoon rek fu mu toll nii rek ndeysaan nga ne yii macha allah mais ñu ne ma loolu amul avenir c'est baatu góor lu ngay wëyee lu ngay waxee wëyee noonu. na naturel moo tax it man a cappella su ma koy wéy sax da ngeen ne noo lu may waxee ni su ma ko wéyee ne en tant que maa ngi dem voix bi gën a macha allah léegi nag ñuy toj sama voix ma am benn voix rock nag voix naturel bi ma am ko ma jàng foofu nag conservatoire ma jógee loolu ma am contrat Sorano bu ma amee contrat Sorano sama papa tollu Paris ñu dégg nag doomam mu ngi commencé di wéy te moom xam na li Sorano xam na aussi li affaire art mu ñëw gaaw vite fait mun na mën na génn Sorano fekk sama contrat jox sama contrat ba mu jeexee nag ñu ne ba ko bëgg relever laat sama papa ne ma non ngay génne Sorano foofu laa génnee Sorano ñëw nag instant mi nekk ñëw nag jël sama benn koor ak sama benn jëmbe sama benn cu nekk su cérémonie cette cérémonie ngeen teg ak mariage yi macha allah ba ma am sama public bopp ba ma amee sama public bopp sama première apparition dama demoon benn soirée 22 septembre waa ambassade Mali jour boobu Michael Souma moo ko doon animé. ban année la woon. bon c'est est-ce que c'est pas en 99 2000 xam nga non en 99 2000 2001 2002 yooyu est-ce que waaw côté yooyu la quoi. moom moo ko doon Michael Souma moo ko doon animé Michael Souma ñu ni léegi nag waa ambassade Mali nee nañu au lieu ñu jël benn artiste Mali ñu ne ko benn woykat mi ngi fii muy def suñu cérémonie ni ñu ko jël ñu ne ko mais quand même est-ce que kooku dañu mën a bégloo ñu ne ko oh kooku de mooy def suñu cérémonie yëpp léegi ñuy engagé ma bañ ma engagé macha allah ma def sama devoir léegi Michael Souma nee na wax am kii nekk si présentation bi mu ne ma franchement les Maliens chantent très bien ñu ne ko non c'est une d'origine malienne mais c'est un Sénégalais ñu ne ko non kii malien la kii malien la kii non ñu ne ko non kii d'origine malien la mu ne ko d'ailleurs fii lañ ko jëlee mu laaj moom ni na nga def ma ne ko maa ngi fi mu ne ko mais attends yow foo nekkoon mu ne ko man maa ngi fi mu ne ma non mu ne ko man foogoon naa dañuy laa jël Mali indi la fii sànq ba léegi man maa ngi étonné mun ma sax présenté tellement macha allah sa harmonie musicale ma dugg ma ne ko man fii laa nekk ma ne ko d'ailleurs sax maa am benn idée dans l'avenir bëgg naa def incha allah rabbi la nuit du bazin mu ne ma fekk ma Dakar FM ma ñëw jóge dem Dakar FM fekk ko foofu léegi nag ma nekk si projet bi sama papa jógee Paris ñëw jël ma sama loxo yóbbu ma si Fata Fifi Kanté RTS 1 yóbbu ma fa rajo Sénégal
ki wax ma fu mu toll nii lépp man fante dénk naa sama doom ko man tooguma fi affaire art bi fu mu toll nii nga bëgg naa lépp lu nga def rek sa bàjjen ngi nii nga ñëw nga wax ak moom yàlla def na ndeysaan ma ñëw demaas sama bàjjen Mariam Ndiaye 2STV fekk temps boobu du 2STV PCS la woon ma ñëw si moom ma ne ko damaa bëgg nga produire ma mu ne da ngaa mun dara ba ma lay produire ma ne ko mun ma dara ma ne ko ok nga am seen benn xew sama kër maam kër papam ma ñëw woy yëpp woyu ma ko ñu ne waa Djiby Dramé Mariam Ndiaye ñëw na woyu ma ne ko man woyu ma ko ndax mu ngi dimbali ñenn ñi dimbaluñu ma mu ne ma lu tax loolu ma ne ko mais dama ko moom produire ma mu ne ma ah moo tax woyoo ko ma ne ko woyu ma ko te woyu ma ko ëllëg mu ne ko très bien yow nag yaa doon sa maam yow nag yaay vrai géwél ba sama bàjjen nag gis boppam mu ne ma ok léegi mu waxanta rakkam bu jigéen bàjjen Rakki Ndiaye mu ne ko léegi dama bëgg ma audité ko léegi na nga def invitation sans invitation woo seen nit ñi ma xool ban liggéey nga mun jour boobu mu jox ma sans invitation mu jékki-jékki rek ngoon maa yooyu vers 20h 21h mu gis oto yi di gaare mu jaxle mu ne ko waaw lan moo fi xew sama bërëb bi tam ñu ne ko yow yaa nga da ngay peese da ngay uti sa doom mu ne mais xeetu diriyànke yi ñëw nag lii lan la bi ñu jógee mu ne nit tamit lañ de mu ñëw ne nag di yurnu mu gis nag macha allah salle bi na fees fu mu toll nii moo gën a fees si biti boo gën a ñu nekk si biti sax mënuñ dugg ñu ngi di xuloo di xeex si buntu bi mu ñëw mu xool no lan ne mais si laa demee mu woo ma mu ne ko léegi nag nangu naa nag yow mun nga def dara si biir Sénégal ma ne ko ne man dama bëgg def Nuit du Bazin ma ne ko soo ko defee dina réussir ma ñëwaat dem Dakar FM laaj Michael Souma nee ma demal nga fekk ma am beneen somme boo xam ne man maa ko dégg sama ngénte mariage mu ko doon def ma dajale ko ma ñëw dem Sorano ñu ñëw ñu ne ma yow doo jógee foofu yow kenn xamul la rajo de yow génnoo écran nga ne da ngeen dem Sorano affaire bi tourmenté ma demaat si Michael ma kenn leen ma Djiby xel mu ne ma mu ne ñaata nit nga am Sénégal ma ne ko non Michael mun ma ko compter de ma ne gis nga ni nga doon compter ñaata nit nga am Sénégal ñoo la ñëw wii si bul déglu kenn demal ma dem sama naataango Soninké yi ak bambara yi sama askan bi kenn du ñoom dama lay wax mon grand jamono fi ñu toll nii man jàmbur su ma jëlee te demee ne bénéfice la mais askan bu ma bokk ñoo ma bëggal seen bopp mooy Soninké ak bambara yi kenn du ñoom nit ki lépp looy def tabarikalla macha allah sa biir kër suñ la soutenir wul soo génnee tabarikalla doo am ndam sama biir kër ñoo ma njëkk a soutenir ba suba suñu amee seen giiw lu tax duma bàyyi mariage ak ngénte doo ko bàyyi de pan xam naa ci non ba léegi sa orchestre mi ci tëgg ba suba ba gannaaw suba ku xewle cosaan ak aada man Djiby Dramé moom laa gën a fartal sax ko concert ak funte ak spectacle lu waral loolu parce que ñoo tax ma nekk Djiby Dramé ñoo ma fal kon nag ku la fal soo ko bàyyee funte ne gaa lu lay folli doo ko xam ma leen gërëm di leen sant kenn du ñoom du ñu taay du ñu sonn toujours la même personne du ñu changé yàlla def na tabarikalla macha allah ñoo wuy si Sorano danaa ne sama première édition la grande nuit du Bazin kooku réussite boobu du ma ko mës a am su ne Djiby Dramé ban souvenir moo la gën a marqué dama ne boobu ma gën a marqué ndax jour boobu rencontre la sama diggante sama papa man ak moom ñu ngi jàkkaarloo di face à face askan bi ñëpp di toog di ñu déglu image boobu la ñuy génnee def ko clip ñu ne ma xale bi mooy kan ñi déglu nag ñu xamul Djiby Dramé ñu doog a xam Djiby Dramé noonu la fa demee. voilà kon li nga fi wax yëpp am na solo may saluer au passage Michael Souma moo nekkoon sama directeur Dakar FM ak bi ma nekkee fële tamit RTS kon ñu koy saluer au passage di saluer au passage tout le personnel de la RTS voilà kon mu nekk loo xamante ni ji sama jingle bi ma defaloon ma ko doon teg chaîne nationale loolu ba léegi jingle ba léegi maa ngi ko gardé alors kon ba léegi Djiby ñu xuus ci li nga xam ne rek mooy laaj yi ginnaaw bi ñu jógee ci li nga xam ni mooy ni nga wax ci aada ak cosaan ak yow dañu ñëw sa discographie maanaam Djiby bi mu dooree ak léegi ñaata album la teg ci marché bi ak ban moo ko ci gën a marqué ban la yaakaar ni moo ci ëpp succès. waaw man dama ne sant yàlla ndax musique man rek bu may def nii dama ne ku ko déglul sax soo déggee sonorisation musicale bi sax da leen neex du musalate
du man rek may woykat Mandenk du man rek may woy Mandenk mais law la cat sant naa yàlla boo xam ne lu ma génnee rek damay gis public bi li ñu koy accueillir ak doole man du ma jël benn baay benn man j'ai fait 4 albums lii mooy sama 4e album 8-18 bii ba xam ne génn ne le 17 décembre passé mooy sama 4e album pendant 15 ans de carrière macha allah soo xoolee loolu sant yàlla la ndax woykat woy na 2 ans ba 2 ans nga génne album man mun naa toog 4 ans ba 5 ans du ma génne album yenn saa yi dama def ay single sànni ko jox ko sama public yi jox ko sama soppe yi ñi pour bu ñu wéet. et pourtant sa répertoire ëpp na loolu. sama répertoire man dinaa dund bu macha allah ba yàlla su ma bàyyee sama bakkan bi macha allah ba ma toll fu ma war a toll répertoire Mandenk du jeex ndax suñu maam yi ñoo ko liggéey bàyyi ko ñu fii di nga ñëw rek nga changé def beneen def dugal nii def sa harmonie rek mu ñëw mu doon wéy. loolu may nañu attu boobu yàlla may nañu attu boobu la musique Mandenk banque de données la waaw boobu trésor la suñun 4 albums laa def te 4 albums yi yëpp dinaa ne yëpp réussir total premier album du Soninké 2e bi tabarikalla macha allah mooy Mbalu Fee 3e bi fu mu toll nii gaa mooy waaw muy Dali muy Dali 3e mooy Dali aussi 4e bi mooy 8-18 bi 3e bi mooy Dali mooy bu ma miin ba fàttema day ñaaw mooy 3e bi 4e bi mooy 8-18 bi nii moo xam ne 17 décembre maa génnee kon nag sant naa yàlla boo xam ne tabarikalla macha allah ñeenti album yëpp am na réussite totale. c'est bien mais bëggoon nañu xam parmi les 4 albums yi nga xam ni macha allah teg nga ko sur le marché ban moo la ci gën a marqué ak ban nga yaakaar ni moo ci ëpp succès. waaw xam nga Djiby Dramé su xasee génn rek d'abord doo jël lii bàyyi lii man moom loolu mooy sama point fort ndax dama si jël sama xol ak sama yéene ndax d'abord sonorité musicale bi ak woy bi ak paroles yi lépp macha allah dama koy teg yoon te aussi musique Mandenk du fen du neex baat du mën a du mën a yuuxu waxal loo xam ne dañ koy dégg. histoire la. tu parles nga wax loo xam ne dañ koy dégg te soo demee tey suñu milieu Mandenk tey loo xam ne dégguñu suñu làkk ñu ne ndeysaan kii moo neex baat ak a mën a woy mais soo ñëwee suñu milieu te xamoo tabaar paroles yi fu nga ko tegee day na kii bu ñu sa doon laay xam nga wute na ak yeneen xeet loolu la musique Mandenk wute na yeneen xeet fu mu toll nii soo neexee baat soo yuuxee rek ñu ne ay waa kii ak neex baat bi la ñuy xool mais du ñu déglu paroles yi du ñu déglu xutba bi si ngéwél gi du ñu ko déglu te musique Mandenk loolu mooy problème bi dañuy déglu xutba yu déglu ngéwél gi. foog nga xam li ngay wax foog nga xam li ngay wax mu teg si jaar si yoon ndax sant bu nekk xam na woyam sant boo xalaat si Mandenk rek xam na mooy woyam paroles yi sax xam nañ fi ñu koy teg. xale Mandenk ku dëgg bambara wala ku dëgg Soninké soo nee dar rek soo juumee rek dina kii daal bu ñu sonal xam nañu comme Ndiaga Mbaye li mu wax rek woy dafa am woyantoom woyandoo am moo taxit toujours dama si sant yàlla boo xam ne ba léegi man damay jàng di gestu damay gestu ñoo xam ne ñoo ma jiitu suñ aar bi ñoo ma jiitu suñ ngéwél gi su ma juumee damay ñëw si ñoom maa ngi war a génnee lii mbaal yi dina su ma génnee dina baax ñu ne soo génnee dina baax kon nag union fait la force su ma ko génnee yàlla daf na dana mën a sutura mais du ma ne lii moo ma marqué man lépp ma marqué ndax loo xam ne yaa ngi koy inspiré génnee ko rek loolu su neexul du ko génnee dafa neex moo tax ma génnee ko macha allah mais 8-18 bi macha allah boobu moom ñu ne ma est-ce que bii boobu neexul album bi yëpp gars yi loolu la ñuy wax. waaw 8-18 pour ñu ñuy seetaan te comprendre ñu 8-18 8-18 Djiby daf ci dëxëñ li nga xam ni mooy 10 ans de mariage 2008 2018 mu nekk 10 ans de mariage boo xam ne ji nekk na ko ak maman chérie mu nekk si teq-teq ñu koy jaale papaam bi génn àdduna loolu moo tax sax mais kon tey danañ ko am moom it mu ñëw teew ñu wane ko ak àdduna ak Sénégal yëpp mais ndogalu borom bi moom bu ñëwee rek il faut mu am nu mu demee kon ñu koy saluer de passage di ko jaale papaam di ko ñaane yàlla xare ko àjjana par ma voix et au nom de toute l'équipe
de inforemi.com. kon ci loolu Djiby ñu continuer ba tey rek ci li nga xam ni mooy laaj yi donc discographie bi leeral nañ ko. dernier album bi moo war a nekk 8-18 leer na. mooy 10 ans de mariage bi nga dëxañ ko foofu. waaw mu nekk loo xamante ni ji est-ce que mën nga ñu expliquer un tout petit peu ban mooy morceau phare bi nga xam ni. comme ni nga ko doon defee d'habitude ak Maman Chérie ngeen ñàkkul am nga lu ngeen ci wax ci biir mariage bi. waaw xam nga ndeysaan nu may wax rek ma ne ko ñaari ndaanaan si biir kër tëdd si kaw lal law la cat loolu yàlla rek moo ñuy def sutura te 10 ans de mariage du 10 jours du 10 mois di 10 ans boobu yëpp macha allah xëy na góor bi su leen muñkat jigéen nekk na muñkat delloo njukkal si couple du question nobaate wala ñàkk fayda day gën a suuxal gën a arme di gën a avancer loo couple bi di gën a dëgëral nit ki bul ñëw rek nga nekk sa couple rek nga timide non benn fan biy jàll rek mu neex rek gërëmal bu weesu bi pour buy ñëwaat mun gën a neex si ñaar couple yi yëpp 10 ans de mariage bi ak sama diggante ak moom on a vécu un bon moment macha allah yàlla musal cat ñi am si ay njaboot law la cat góor ak jigéen ay tout tànk macha allah yàlla sutural ma si loolu mu topp foyam topp borom këram toppatoo borom këram xoolu seetluwul te mu muy nekk ndaanaan nekk woykat te lépp lu siy dugg man su ma su nengul du ko def topp sama ndigal kon nag pourquoi pas dama ne rendre hommage 10 ans de mariage bi wan ne carrément sénégalais yi ba léegi ñun ñu ngi exister foyer bi am na mais si biir foyer bi liggéey bi tegu si ñàkk fayda ak ñàkk fulla respecté na jëkkëram ba léegi maman mi ngi góorgóorlu loolu day tax mu gën a am jom gën a góorgóorlu si foyer bi ñu xamul sax ñi xam ne dëgg-dëgg parce que souvent suñu gisee maman raar rek wala man na raar ak maman rek ñi xam ne fu mu toll nii ñi war a ñaaw njot xam na nga parce que média moo mel noonu public moo mel noonu ba pare aussi ñun ñoo woote siw ñun ñoo woote écran ñoo woote génnee fu mu toll nii wax si rajo yi kon nag loolu il faut ñu leeral askan gi 10 ans de mariage bi macha allah ñaan na yàlla mu doon 100 ans ba 100 ans quelque sax incha allah rabbi si gudd fan yu garam ñi fekkee tal ko moo taxit ma def ko 10 ans de hommage 8-18 ñi def si morceau yi doy waar def duo yi doy waar ma def individuel yi doy waar woy ma si woy boobu dina ma ko ne képp jour bu may décorer maman ni ma ñëpp dimbale ñëpp def damay def ket boobaa parce que pour teral Maman Chérie ndax ndekete woy nit ki neex na kon xam nga ci dara. voilà woy nit ki neex na parce que man may déglu man ñu may woy lu ma dugg sama mbir xol lu ma sentir ma ne ko ndekete nit ki ñi woy nit ki lépp lu ñu ko teralee jar na ko tout à fait. dama ko saa su ma ko déggloo sama man kenn ma déglu ko rek dama koy woo même su nekkee si kaw wala maa ngi suuf ma ne ko maman loo bëggati dina yow daal di fu mu toll nii yow soo nekk sama wet rek bëgg naa kon nag sant yàlla boo xam ne macha allah woy nit ki mu dugg si biir xolam neex na te def na individuel yoo xam ne man def nañu diwo yoo xam ne law la cat ñëpp apprécier nañu voilà macha allah sant yàlla si 8-18 bi. voilà kon nag à vous les fans yi nga xam ni ñoo ñuy suivre ci votre site préféré inforemi.com da ngeen bàyyi xel ci album bi nga xam ne déjà soo génn na ci mois de décembre bi di album 8-18 Djiby Dramé teg ko sur le marché ñi nga xam ne ñu ngi nekk surtout dans le ménage na ngeen ci bàyyi xel surtout les parents mandeng nga xam ne comprendre nañ bu baax li Maman Chérie di wax ak Djiby li muy wax ngeen savourer ko te bàyyi ci xel bu baax a baax fu ngeen ko mën di am procurer ko ci point de vente yi wala ngeen dem ci réseaux sociaux yi ngeen télécharger ko c'est fort possible ngeen am li nga xam ne rek mooy album bu bees bi di 8-18 alors Djiby ci loolu dama bëgg xam nga buñ tuddee affaire mariage yow seetlu nga ni jamono yi ñu weesu ni Sénégal xëppante asib bi aawo yi di attaqué ñaareel yi aawo yi di taal seen i jëkkër ak yeneen yow en tant que porteur de voix
en tant que koo xamante ni ji éducateur nga ni ñu ko mën a waxee. en tant que koo xamante ni soo waxee. public bi au moins am na ñu lay déglu. ban message ngay lancé jëmee ko ci ñi nga xam ni si suñu mbokk jigéen ñi ñu baal ñu. waaw parce que ñoo ko fi def ku ko fi def ñu wax ko ñu dellu si seen xel am xel bu dal xam ni wujje bokk wër sa kese la. yow ban message ngay lancé jëmee ko ci jigéen ñooñu. xam nga yàlla def na lépp loo xam ne ndeysaan ñi ngi koy suturlu yàlla def na ko mooy dañu ko fekk fii mooy góor am ñeenti jabar ci ñeenti jabar bi yàlla may góor loolu ñu dañ ko fekk si maamati maam yi loolu moom yàgg na fi léegi nag nouvelle génération yi ñoo xam ne mënuñu digérer wujju loolu dama ko ne nañ jëlaat arrière ñu déglu conseil seen parents yi. ñu dellu si cosaan bi. dellu cosaan bi. tout à fait. parce que góor rek la. góor rek la. góor am na droit. duñu ne góor na muñ dañ ne jigéen na muñ. mais nag am naa wujju rek. war naa kii sotti kii bugguma sama wujju bi. wala sama jëkkër danaa ko rey. loolu da ngay sànku sa bopp rek. lu ñu mën a wax rek mooy sama sœur yi. ak sama ñi nekk ci ménage yi. nañ def dolliwaat seen xel bu baax. lu ko fi jar nga yàq sa bopp. yàq sa avenir doom. yàq sa foyer ngir lan sama jëkkër takk na ma wujju. mais attends lu mu la labaatee ba mu yow tàkk la. léegi gis kenn labaat ko. tout à fait. léegi nag ngeen bokk wërsëg. ngeen nekk benn. soo ko mënul digérer nga génn ci sëy bi. kenn forcé wu la. mais pour def accepte yooyu fu mu te ne wala nga sànku sa borom kër. nga yàq sa àdduna. man franchement gisuma lu ko fi jar. lu ko fi jar. jigéen boo gis rek bëggul wujju nag. premier bi sama kër gi laa koy bàyyi. sama kër gi fii. kooku soo waxee wax wujju sax yow sa bopp sax da lay génn dàq si biir kër gi. mais est-ce que jibi dina am deuxième. mais man wax naa ko waxaat ko. signé woo monogame. man su ma monogame de. polygame nga signé. waaw. léegi nag man signé ma loolu. man dama signé. loo xam ne polygame fu mu toll nii nga am naa droit takk 4 femmes. mais est-ce que ñeme nga loolu jibi yow it nañ ko waxante dëgg est-ce que ñeme nga takk deuxième femme. su dee ñëw ma takk deuxième femme. waaw du question da nga ko ragal sax mais. non ma chérie sama sœur la sax. waaw moo ne mu ngi may déglu nii. waaw du question da nga ko ragal mais est-ce que maanaam rusoo ko ba takkal ko deuxième. non ma chérie sax sama sœur la su ma ko takkee de deuxième femme moom njëkk lay doon sax. ah bon njëkk lay doon parce que ñaar maam ñoo bokk ndeg baay. ba suñu paree génn fii duñ la dugal roq. ma chérie su ma takkee sax sœur nga yow yàlla jox premier njëkke mais lu nga mel ba léegi nag góorgóorlu si gum xamaguma de faut pas rek takk deuxième femme. su deful faux pas doo takk. xëy na de su deful 2 fois faux pas. jibi yow mii doo gaaw a takk yow mii non jibi yow doo gaaw a takk deuxième femme xam naa yii moom ay calmant la rek yoo koy jox nii comme ça mais xam naa ni moom. deuxième femme daal. waaw mais. kenn du ne du ma ko def. kenn du ne du ma takk ñaar wala ñett. parce que doomu aadama bul gaaw wax. yàlla lu muy def ëllëg na xam ko. parce que l'avenir nous réserve beaucoup de surprises. merci beaucoup noonu la fa demee waay. en tout cas bon ñu ngi lay ñaanal yàlla bu fekkee loolu tamit moo gën ci yow. te yàlla dogal ko tamit. pour le moment moom sama foyer macha allah maa ngi sant yàlla bu baax. sant yàlla kon nag comme yaa ngi sant yàlla fexe ba bu ci dugal loo xamante ni ji luy ñuul si soow bi la quoi. non kon nag voilà kon jàppale ni gars yi jibi day dóor ay calmant rek mais jibi mii ak maman chérie du gaaw a am deuxième quoi benn instant. alors jibi ba tey rek ginnaaw bi ñu jógee ci album bi jógee ci li ñuy wax entre parenthèses ci mariage bi. dañuy ñëw rek ci li nga xam ne rek mooy projet yi. avant ñuy terminer émission bi parce que li ñu dese bareetul. bu ko defee nga wax très rapidement ci projet yi nga xam ni Djiby Dramé teg na ko à court et à long terme. waa projet yi comme 8-18 bi ñu ngi koy génnee nii. lu yeneen album yi jaar rek ñaan na yàlla 8-18 bi jaaree foofu noonu. ndax projet yi ñu ngi teg macha allah promoteurs yi chaque jour ñu ngi woo sama ménageur pour def planning de tournée internationale ak nationale
te aussi 8-18 du yombul ndax j'ai très bien travaillé te xam naa lu ma si daj te macha allah sénégalais yi ak sénégalaises yi ñu ngi xaar Djiby Dramé ak doole ci niveau international ak national sama contact manager chaque jour ñu ngi koy woo di wax ne Djiby Dramé fal soxla lañ ko fii war la ñëw fii ñëw ni projet daal ñu ngi si nekk si en cours te soobee yàlla incha allah rabbi su ñëwee du ump kenn ndax en tant que yéen médias yaa ngi fii rek soobee yàlla fu mu mënta nekk rek di nga xam ne fa laay produire te soobee yàlla incha allah maa ngi si kawam waaw projet yi ngi fii macha allah gogo waaw di xaar Djiby Dramé waaw soobee yàlla incha allah bi parce que d'abord askan bi soxla nañ ma d'abord Sénégal boppam ñoo ma soxla macha allah niveau international soxla nañ ma te soobee yàlla incha allah rabbi ñu ngi si yoon bi di ñëw gaa du yomb moom du yomb c'est pas facile du tout parce que fighting la quoi liggéey boo xam ne ndeysaan askan moo ma toogloo fii soppee ñoo ma toogloo fii nga xam ne ñooy bëggee Djiby Dramé ñoom toogloo fii kon nag il faut ma ñëw fekk si leen di leen bëggee waaye. Djiby ba la ñuy boucler question boobu souvent am na ñoo xam ne ji dañuy avancer ay propos ni Djiby Dramé ci biti la ëpp doole que sax au niveau national parce que xam nga Mandeng li nga wax ni Mandeng dañu bëgg seen askan dañu bëgg seen cosaan ñu ni Djiby Dramé su demee Paris wala mu dem États-Unis wala kii Mandeng yëpp dañuy génn dañ koy bëgg di ko woo partout est-ce que loolu yow mën nga ko dëggal ni Djiby Dramé si biti la ëpp doole que sax Sénégal. waaw sant yàlla xam nga loolu la wax sànq ma ne tey Sénégal tey man su ma voyagé fii sax da ngay gis ñu wéet mais nag ñooñu aussi dañoo soxla il faut ma déplacer wu ndaxte macha allah yàlla moom ma teg fii pour mën na leen béggal kon nag lu ñuy wax dëgg la si biti macha allah sort pa nañ ma lool su ma génnee si biti di leen nuyu di ñuy bàyyi seen seddaay mi nekk Europe macha allah bàyyi seen guddi ñëw assisté Djiby Dramé xam nga loolu yobbul te foofu lu mu méttee moos ku la jox un euro rek war nga ko sant yàlla ku la jox $1 rek war nga ko sant yàlla war nga ko gërëm di ko sant ndax lu ñu ko amee dafa métti surtout ñu bàyyi seen guddi ñëw dama assister kenn kon du ñoom kon damay ñaan yàlla musal leen yàlla yokku leen ñu nekk si diaspora yi ñu bàyyi xel si nekk si diaspora yi ñu nekk Afrique ñu bàyyi xel si diaspora yi ñi xam ne ñoom jom rek ñu fa nekk fu lañ fa nekkee fan lañ fa nekkee ñu ngi fighting pour seen njaboot kon nag man maa ngi góorgóorlu di waxaat di ñaaxaat foofu noonu ëpp naa fa doole mais Sénégal aussi am naa fi doole lool macha allah aussi si sous-région yëpp Mauritanie Gambie Côte d'Ivoire macha allah alhamdulilah rabbil alamin alaw Guinée Conakry Guinée Bissau macha allah loolu ku lim jum Niger ñëpp bëgg Djiby Dramé man Djiby Dramé national la international la. Tout à fait. Merci beaucoup. kon Djiby ñëpp la macha allah kon Djiby l'émission tire à sa fin. ñu conclure rek ak li nga xam ni mooy message bi nga xam ni yaa ngi koy adressé jëm ko ci toute la nation sénégalaise. parce que bientôt dañuy dem ci ay élections 2019 muy élection présidentielle yi. léegi yow en tant que artiste en tant que porteur de voix en tant que tamit koo xamante ni boo waxee sa public déglu la. ban kàddu ngay jëmale ban message ngay lancer à l'endroit de la nation sénégalaise pour lii xew-xew yi nga xam ni moom lañ jëm. man lu may wax lekk public sénégalais mooy ak aussi ñi nekk ci bërëb élection bi ñun ñëpp benn lañu Sénégal benn gàlla kenn mënu ko xar ñaar nañu mànkoo nekk benn koo xeex suba xëy na seen maam wala seen yaay yaay bokku nekk baay wala ngeen bokk baay wala ngeen bokk. ngeen nekk mag ak rakk wala ngeen bokk maam pourquoi pas ñu ngi dugg ci bisimilah gën ci alhamdulilah rabbil alamin xuloo bi ak ŋaayoo bi wala yàq bërëb wala yàq nit ki wala lor nit ki ji loolu yëpp jaru ko fi nañu nekk benn yàlla ku mu teg fii yàlla pare na bu yàgg yàlla xam na ku mu fal ba pare léegi nag ku yàlla fal nag nañ ko dimbale moom yëpp jëmale suñu réew kanam Sénégal fii xuloo ak ŋaayoo ak xeex bi ak def naka sunu noonu xëju fi
loolu dañ ko man depuis ma juddu ba léegi te macha allah gisuma fi lenn loo xam ne xëj na fi Sénégal Sénégal jàmm moo fi ne dëkkum teraanga la ñuy wax kon nañ ko def teraanga moomu neex ñi def nag liggéey bu mel noonu mooy politiciens yi ñi xalaat ni ñoom dañuy def de pour askan gi mais bu ñu lor askan gi loolu laa lañ jox conseil boobu merci beaucoup. léegi ci loolu mot de la fin pour nouvel an bi ñu jiw nii. bonne année bonne santé gudd fan wi garam bonne année bonne année bonne année bonne santé ah bonne année bonne année bonne heureuse année bonne santé mbe ala dali sankeme anga ke ñogom fe anga ke ñogom bolo chini kenayani laban ko ñumanna ah bonne heureuse année bonne santé mbe ala dali ala min togole jili jalani wari kilame bana baga tolu ala ka ñuma bo banala aw ka sagi so ala ka usago dawma chini kenel laban ko ñuma kuma tooñ na ma bal ak ñu ma tooñ bal naa leen ak bonne année bonne santé. Tooña. Merci beaucoup. loolu man dañu naan tooña wala naamu. Merci beaucoup. Alors merci Djiby d'avoir accordé cette interview à votre site préféré infrewmi.com. Alors ci loolu ñuy remercier bu baax a baax ñi nga xam ne rek mooy toute l'équipe yi nga xam ne ñoom accompagné sama caméraman di Ibrahima Bari ak sama réalisatrice Penda Nar Gueye ak toute l'équipe ñoom Babacar Ndiaye Soda Fall Ndiaga ñoom Cheikh Diop ñoom Diarra soxna Diarra ñoom Khadija tout le monde toute l'équipe fàttewuñu kenn ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mu nekkoon seen émission people te ñu dalaloon ndaanaan bu mag di ndaanaan boo xam ne ndaanaan la ci biir ndaanaan yi mais di prôner li nga xam ni mooy la culture mandingue partout au Sénégal et dans le monde son nom c'est Djiby Dramé à qui nous remercions infiniment di leen jox dig daje ci beneen numéro ci beneen vibe ci fii ci votre site préféré infrewmi.com merci ciao ciao bye bye